baax di leen ziar ci dimanche bi bu wër soxna Ren Diop Mansour Ndiaye ñu leen di ziar bu wër démb dañoo def benn live mais dañoo amoon problème mu son ñi ciy jéggalu moo tax tey ñu ne xaar ñu ñëw répéter ko quoi il faut que ñu répéter ko la répétition est pédagogique loolu la français wax. soxna Ren Diop Mansour Ndiaye na ngeen def naka dimanche bi mbaa yéen a ngi ci jàmm ñu ngi leen di ziar bu wër waa OSR Monde officiel Sénégal rek ngeen aimé page bi bu baax partager vidéo yi dem ci YouTube bi xam nga aimé abonné waaw day tax message yi ñëpp jot ci quoi. Donc bilan wu Macky Sall bi ci 7 ans yi si lañ bëggoon a wax parce que Macky Sall n'est plus président de la République du Sénégal maintenant c'est un simple candidat à l'élection présidentielle qui va briguer un deuxième mandat waaye wala qui veut briguer un deuxième mandat waaw maintenant nag bon ça dépend des Sénégalais c'est les Sénégalais qui choisissent donc ñoom ñooy choisir voilà. ndax dañuy falaat Macky Sall wala déet instant bi ñun ak moom ñoo bokk yem ci réew ma quoi nekkatul président parce que son mandat est terminé maintenant waaw léegi nag dañoo bëggoon def bilan wu Macky Sall ci 7 ans yi Mbaye Wade ci loo nekk mbaa yaa ngi ci jàmm Cheikh Darou Diatara waaw idi rek incha allah waaw ku sénégalais yi tànn rek waaye man daal yaawu jàll sax bu ñu ko tànnee baax na quoi yaawu jàll sax moom gënal Macky Sall fu mu nekk nii parce que Macky Sall moom 7 ans mi vraiment daf ñu sonal quoi daf ñu lor yëfu cuune dëgg la dawalee ci 7 ans mi yëpp waaw donc ma ñëw ci bilan wu Macky Sall bi ci 7 ans mi Macky Sall bilan bi c'est un bilan catastrophique c'est un échec waaw selon moi c'est un échec te sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët Moussa Kalamallah ziar naa la bu wér sama waa ji mon frère Moussa maa ngi lay ziar bu wér waay bon 7 ans Macky Sall yi dañu bëggoon a tirer bilan bi Macky Sall a trahi les sénégalais parce que avant ñu koy fal dafa am ay promesses yu mu defoon yoo xamante ni teniru ko c'est des promesses non tenues ñu commencé ci mandat bi nga xam ne dafa waxoon daf koy réduire mu waxoon ne du def 7 ans mais il va faire 5 ans donc ñu dem ba ci kanam ba 5 ans yi di waaj a jege mu war ñu trahir ñu donc loolu bokk na ci lu tax sénégalais yu bari weddi ko mere ko parce que xam nga wax dëgg dafa baax rawatina ci njiit dafa nekk loo xamante ni lu fort la rawatina njiitu réew donc njiitu réew da nga war a joxe un bon exemple lépp loo wax lu mu métti même su fekkee da ngay dee nga jëfee ko mais Macky Sall nous a trahir donc su fekkoon ne dafa nekk dans les démocraties sérieuses wala dans les plus grandes démocraties du monde Macky Sall destitué nañ ko bu yàgg parce que loolu haute trahison la maanaam ñi nga xam ne dañ laa fal nga wax leen ne leen su ngeen ma falee lii laay def ñu fal la ba pare nga nax leen en complicité avec le conseil constitutionnel def lu la neex donc loolu rek mënoon na tax Macky Sall ñu destituer ko mais malheureusement Sénégal dafa nekk réew boo xamante ni ku nekk président rek doole ji yëpp yow yaa koy yore te defe naa ne 7 ans yu Macky Sall yi war nañoo yee pour ki nga xam ne moo ko war a remplacer le 24 février incha allah su ñëwee. bêtises yi nga xam ne Macky Sall moom la doon def ak toj yi nga xamante ni moom la Macky Sall doon def moom du ko defaat te loolu population bi rek ñoom ñoo war a jóg taxaw fexe ba Macky am benn mandat ñu wan ko ne ko carrément dañu la sanctionné mere nañ la pour ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a remplacer ëllëg ñooñu yeewu xam ne sénégalais kat léegi moom bu ñu la joxee deuxième mandat soo deful luñ bëgg rek ñoom yat bi day dal sa kaw dañu lay sanctionné maanaam xiir gi da lay dal waaw dañuy caw seen xiir voilà. donc boobu moo nekk nag première trahison bi nga xamante ni Macky Sall def nañu ko muy
dafa wax ne day def 7 ans day def 5 ans ñëw def 7 ans wor sénégalais yëpp waaw. beneen bi mooy dafa ñëw acharné wu ci kaw la famille Wade mi nga xamante ni moom moo ko def li mu nekk tey aujourd'hui Wade moo ko présenté sénégalais yi ba tax sénégalais yi xam ko ba wóolu ko ba jox ko nguur gi. donc Wade moo ko def directeur général Petrosen def ko ministre de l'énergie ministre de l'intérieur premier ministre président de l'Assemblée nationale. donc mu am ak Wade problème yàlla dimbale ko yëkkati Wade ci chaise bi mu toogoon teg ko fa mu nekkoon une grande première au Sénégal nit koo xam ne dafay ñëw présenter pour une première fois depuis notre indépendance rek remporter élection yi. donc ci Macky Sall rek lañ ko gisee kooku kon yàlla dimbale na ko mais moom xamul na yàlla dimbale na ko. léegi nag injustice bu mu dund ci Ablaye Wade moo tax sénégalais yi yërëm ko jàppale ko sotle ko ba mu accéder au pouvoir mais bu mu yéegee dafa wor sénégalais yi ba pare acharné wu ci kaw Ablaye Wade ak njabootu Ablaye Wade. Karim Wade pour ñu def ay reddition des comptes ci Karim Wade ak ñeneen ñi nekkoon ci pouvoir précédent bi mooy bu Ablaye Wade bi loolu c'était une demande générale demande la boo xamante ni sénégalais yëpp ñoom ñoo ko defoon. mais Macky malheureusement bi mu ñëwee ni mu ko defee moo baaxul parce que dafa ñëw def ko ak acharnement ak benn haine boo xamante ni moom la jàppaloon gars yi ñëw def benn répression ci seen kaw pour faywante ak ñoom te ñooñu dafa doon liggéey ak ñoom am ak ñoom problème rek quoi. donc kon foofu doxalu fa jikko kilifa parce que kilifa defe naa ne moomul faywante quoi. te li gën a rëy distinction bu gën a mag ci kaw ci àdduna bi ñu nekk foog naa mooy nga nekk président de la république jiite réew jiite tous les sénégalais. donc loolu bu la ko yàlla mayee da nga war a tëddee njaaxaanaay bañ a nekk di fay wante ba pare nga nekk le président de tous les sénégalais mais nag malheureusement ci 7 ans yi ñun gisuñu loolu gisuñu ne Macky c'était un président de tous les sénégalais parce que dafa féetee ak partem te waxoon nañ ci assises nationales yi ne képp koo xamante ni da nga am sa parti politique et boo accéder au pouvoir tu dois démissionner à la tête de ton parti. Macky defut loolu malheureusement bi mu ñëwee assises nationales yi nga xam ne daf ko signé woon te Amadou Mahtar Mbow jiite woon ko dafa jël lépp dëgg ci tànkam piétiné ko dem uti yoonu yokkuteem après mu def plan émergent def lu ko neex quoi di n'importe quoi. déjà loolu tamit beneen trahison la parce que assises nationales yooyu opposition bi société civile beeg ñëpp ONG yi représentant des droits de l'homme ñëpp ñoo demoon ñu initier ko xool ne réew mi yàqu na temps yi fi Abdoulaye Wade nekkee jikko yi yàqu woon ne institution yi yàqu woon lépp yàqu ñu ne léegi dañuy defar nan lañ koy waxatee sax dañuy def ay assises yoo xamante ni dañuy defaraat réew mi dëgëral bànqaas yi mooy institution yi pour ëllëg képp koo xamante ni da nga yore réew mi nga doxalee noonu moom nag d'accord woon nañ ci ba signé ko mais bi mu ñëwee ci 7 ans yi gis nga ñi mu àndal ñëpp groupe am bi ñoom Moustapha Niasse maanaam grande coalition boobu noonu ay ñoom Tanor Dieng yeeg ñoom Momar Samb bi nga xam ne da daan wax naan réew mi kenn du ko pàccoo waaye dañ ko war a pencoo donc mu nekkoon benn slogan boo xamante ni ñëpp dañ ci kontaanoon quoi te moom moo ko doon wax donc ñëpp béggoon ci mais gis nga malheureusement ñoom ñëpp bi ñu yéegee dañoo noppi li ñu signé woon ci assises nationales yi respecté wuñ ci dara ñu trahir sénégalais yi ñoom ñëpp waaye du Macky Sall rek moo trahir sénégalais yi parce que ñi mu ci àndaloon ñoom bokkoon nañ ci ñi mu àndal tey jii nii bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo initié woon li nga xam ne moom mooy assises nationales yi donc Moustapha Niasse ma nga fa woon Tanor Dieng ma nga fa woon Momar Samb bu ma leen wax ma nga fa woon ñoom Landing Savané ak ñeneen quoi donc kon ñoom seen 7 ans yi yëpp gis nañ ne woor sénégalais yi lañ def te lépp lu ñu waxaale woon ak sénégalais yi respecté wuñ ci woon dara bokkoon na ci gouvernance vertueuse sobre et vertueuse donc yooyu gisuñ ci dara dafa waxoon dafay xeex impunité ak népotisme loolu gis nañ ne ci moom donc ci la wulee ñaay comme ni koy gars yi di waxee parce que gis nañ ay gaayam yoo xamante ni gars yi épinglé nañ leen mooy corps de contrôle yi comme ay IGE ak OFNAC bi nga xam ne Nafi Ngom Keïta moo ko jiite woon ak Cour des comptes am na gaayam yoo xamante ni épinglé nañ leen mais mujjul fenn daf ne dafa jël kuddam bi mu teg ko ci donc wax na ko mu leer mais ñi nga xam ne ànduñoo ak moom ñooñu la dem nga xam ne ay potentiel adversaire lam
adversaire am lañ ku ci mel ni Khalifa Sall mu jël ko yónni fa waa IGE ñu audité ko mu daaneel ko jàpp ko comploté ak ay juge jàpp leen tëj leen jàpp Khalifa Sall tëj ko ci kaso gi moom ñu mu àndal te loolu yëpp xam nañ ne Khalifa Sall bu àndoon ak moom wala mu defal ko li mu bëgg ah ku noonu li ko dal nii du ko dal te loolu rafetut dafa ñaaw ba ci kanamu yàlla. ñu gis na nag ñu bëri ñoo xam ne ñu am kàddu lañ ci Sénégal waroon cee wax war ko wax dëgg waxuñ ko dëgg waaye ñoom il préfère noppi te loolu defe naa ne rafetul te loolu tamit bokk na ci lu tax ñu bëri mere ko kon déjà Macky Sall 7 ans bi dafa am daf fi dafa implanté benn haine maanaam dafa tàngal xol yi merloo nit ñi xam nga am na ñoo xam ne doo leen dégg sax ñuy wax mais ils sont furieux ñu ngi mer waaw ils sont toujours en colère quoi mais dañuy noppi ba jour vote bi ñoom ñu def lu ñu bëgg a def donc ci 7 ans yi toroxal na ci Khalifa Sall ka Karim Wade mu jël ko exilé ko te kenn xamul nan la demee ba léegi indiwuñ ci ay leeral nekkul ci camp présidentiel bi nekkul ci camp PDS kenn indiwu ci ay leeral wane lan moo tax Khalifa Sall ñu kii ni Karim Wade ñu exilé ko yóbbu ko Qatar ba léegi instant bi mënul ñëw donc loolu tamit bokk na ci bilan bu bon bi nga xamante ni Macky Sall def na ko beneen bi mooy dafa ñëw indil ñu référendum boo xam ne lu mu ci wax respecté wu ci dara ba dara yi booloo jeex waaw respecté wu ci dara lépp à sa faveur la ko def lu ko neex te ci biir référendum bi c'était la première fois ñu organiser un référendum boo xam ne président bi dafa am ñu koy contre ba non bi nekk 35%. donc kon référendum boobu dañoo jàpp ne ñun baaxul parce que référendum dafa war a plébiscité maanaam comme ni ko Abdoulaye Wade defee woon en 2001 def un référendum boo xam ne ñëpp a ci d'accord xam nga ñu voté ko presque à l'unanimité mu nekk 98%. Abdoulaye Wade am ko donc loolu dafa nekk loo xamante ni légitime na parce que xam nañ ne 98% des Sénégalais fu ñu voté wax oui constitution boobu noonu dafay nekk constitution boo xam ne bu baax lay nekk parce que 98% des Sénégalais ñoom ñoo ci d'accord voté ko mais bii nii Macky Sall ci boppam dafa wàcc ci mbedd mi xam ne bu toogee rek gàcce dana am mu wàcc mener une campagne wax ne na gars yi voté oui waaw donc gis ngeen ne 35% non moo amoon oui bi bëriwul kon référendum boobu ñun mënuñoo considérer ne référendum bu baax la beneen bi mooy parrainage bi su fekkoon lu jub la ci jublu dana ko dugal ko noonu ci référendum bi mais au dernier moment la xool gis ne moom élection yi di ñëw mën na ko ñàkk gaay mi commencé ko di ko xelal mooy constitutionnaliste yi nga xamante ni ñoom temps yi Ablaye Wade ñoo fi nekkoon di kaas waaw di wax ne Ablaye Wade amul droit présenté wu jël constitution bi nii naa di wax naan article nangam wax na lii la ku ci mel ni Ismaïla Madior Fall ak ñeneen ñoom Mounirou Sy nga xam ne ay constitutionnaliste lañ ñoom liñ doon kaas démb biñ toogee ak Macky def na le pire ñoom ñu koy encouragé te ñoom ñoo ko si doon jàppale di ko jox conseil yoo xamante ni yu bon la di jalgati charte yi di def lu leen neex di violer constitution bi te loolu gis nañ ko ci 7 ans wu Macky Sall yi donc référendum bi ñëpp xam nañ ne baaxul parce que référendum bi sax moom xam naa ne ci instant bi moom astafurlah dama juum parrainage bi xam naa ne instant bi nii moom mu ngi regretter le fait que mu duggoon ci parce que affaire dafa mujj këpp ci kawam quoi lim ci jublu woon moom mujj ko ci am parce que il a créé un deuxième tour te demaguñ sax premier tour Macky Sall a déjà créé un deuxième tour te àggaguñ ñun ci premier tour donc loolu su ngeen bëggee ma expliquer leen ko lu tax parce que Macky Sall depuis 2014 il a perdu Dakar avec Khalifa Sall ci maire yi yu nekk Dakar yi ëpp doole Khalifa Sall gagné ko ci la dàqee woon Mimi Touré mu maire ñu gagné leen tamit ci maire yu mag yi nekk ci Sénégal yëpp loolu métti ko rek mu jóg commencé teg ay pexeem ci la commencé fexeel Khalifa Sall pour daane ko léegi nag Dakar moo nekkoon problème am parce que Dakar électorat wu Dakar dafa am solo ci Sénégal
te moom bëgg ko ñàkk. donc mu fexe ba jël Khalifa Sall dugal ko ci kaso bi parce que Khalifa Sall moo ko mën Dakar léegi ñu ne déetawaay léegi nag mu dese ko Malick Gakou ak Pape Diop léegi ñooñu nekkoon candidat déclaré pour dem ci élection présidentielle yi pour bokk mu fexe ba recaler leen avec la complicité de conseil constitutionnel quoi parce que ñooñu moo leen fa teg ñooñu moom seen ay wax bu ma koy wax sax man parce que moom moo leen teg foofu na leen tànnal leen ma kii bu mu bokk na kii bokk Sonko rek lañ mënul toon dara parce que buñ ko jéemoon a éliminer dafay flagrant ba mu ëpp quoi léegi ñu éliminer Pape Diop éliminer Malick Gakou pour département Guédiawaye la parce que xam nañ ne gagné nañ Malick Gakou ci élection législative yi Malick Gakou bokkutoon ci élection locale yi présenté wutoon comme maire pour nekk maire u Guédiawaye mais après finalement regretté na ko léegi mais élection yi 3 élections yooyu noonu enjeu yi du benn élection locale élection législative ak élection présidentielle enjeu yi nekkul benn quoi léegi bu présidentielle bi Malick Gakou mën na ñàkk législative mais présidentielle ñëw waa Guédiawaye gis na kii seen doom la dafa bëgg a nekk président ñu votel ko foofu noonu mu gagné fa léegi nag Macky xam na ne élection yi enjeu yi du benn Khalifa Sall kii ni Malick Gakou perte na Guédiawaye ci législative yi mais présidentielle bu defarwaatee waa Guédiawaye mën nañ am xolu kii nii suñ doomu dëkk la nañ ko votel pour mu nekk président léegi nag mu éliminer Malick Gakou ci élection yi bokkul mu recalé ko éliminer tamit Pape Diop mi nga xam ne Dakar tamit mën na fa am dara parce que base am Dakar la éliminer Abdoul Mbaye ñëpp ñoo xamante ni mën nañ ko xañ dara Dakar rek da leen éliminer léegi nag moom finalement affaire bi dafa mujj nekk catastrophe ci kawam fu mu nekk nii léegi deuxième tour bi ma leen doon wax mooy li daan am deuxième tour ñu ko doon gis mooy comme su fekkee dafa am ñaari candidats yu dem deuxième tour yeneen candidats yi dañuy ñëw jàppale kenn ci candidat yooyu noonu mais nag moom fu mu nekk nii ñi mu recalé ñëpp dem nañ ci Idrissa Seck ñi nga xam ne ñoo si gën a crédible ñu si ëpp doole ñi nga xam ne sénégalais yi ñoom lañ gën a respecté donc Aïssata Tall Sall ci moom la dem gis ngeen lu ko dal moom bokkoon na ci sénégalais yi ñu gën a respecté ci sénégalais yi gën a crédible mais yàq na ko parce que démb dafa nekkoon di dénoncer di xas transhumants yi wax ne moom àndut ak Macky Sall di critiquer opposé wu ci affaire parti socialiste bu ñu bëggoon a jël seel ko ci APR yooyu yëpp ñu gis ko ci 7 ans yëpp mu koy def mais gis nga finalement il a fait une erreur politique dem na léegi su Macky ñàkkee pouvoir bi moom qu'est-ce qu'elle va devenir loolu c'est une question parce que sénégalais yi ñoom léegi nangootuñ ku leen di fen wala nga leen di wax loo xamante ni du dëgg waaw léegi am nañ fulla boobu noonu donc ñu ngi koy wane bi nag nekkul ne dañoo ñemee pour wàcc ci mbedd mi wala dara mais dinañ ko wane ci ay carte te ci commentaire yi ñuy gis ci réseaux sociaux yi nga xam ne moo xew léegi dëppook jamono yëpp da ciy feeñ ba pare dinañ la fàttali li nga doon wax démb yëpp te su boobaa day métti sa njaboot métti ci sa entourage yëpp ba pare mujj métti ci yow te da nga koy regretter donc gis nañ ne fu mu nekk nii Macky Sall jéem na xeex Idrissa Seck jéem na xeex Sonko mais dafa mujj defar seen affaire fu mu nekk nii parce que am na ténor yi mag yu bëri yoo xamante ni dem nañ ci Sonko ñii dem ci Idrissa Seck donc kon ñu jàpp ne Macky Sall 7 ans yam yi yëpp xeex la fay wante ak def ay infrastructure yoo xamante ni amul benn njëriñ ñu commencé ci infrastructure am yi bu ci mel ni TER bi ñun waxuñ ne waruñ kaa am de mais dañoo tollagul ñun instant bi fu ñu war a amee TER parce que nekkul besoin pour le Sénégal instant bi nii TER du suñu besoin ñun Sénégal boo feebaree soo demee ci hôpital yi pour nga faju c'est tout un problème Sénégal éducation bi baaxul ay abri provisoire mu ngi am ba léegi ci àll bi ay sàkket yoo xam ne dañuy teglante ay mool xale yi di fa jàngee ba léegi mu ngi am donc pour man loolu mooy priorité bi lekk ba suur naan ba màndi jafe na ci Sénégal boo demee ci banlieue Dakar bi rek dem ci àll bi am na ñoo xamante ni benn repas la ñuy am par jour am ñoo xam ne suñu reeree du ñu ndekki suñu ndekkee du ñu añ wala suñ toggee añ jël añ bi tubb ci reer donc loolu mu ngi am ba léegi problème mu ndox ba léegi mu ngi am tey rek problème mu ndox am na Dakar encore baykat yi 3 mois la ñuy bay jër ileer yi wéer ko di xaar nawet bi ñëwaat ñuy dépendre ci asamaan suy taw
te tey pourtant ñun 1500 milliards yu ñu def ci TER bi jënd ay avions yu bees fële na le ci Airbus ak yeneen yàq yoo xam ne yàq nañ ko ak ñoom lu ñuy sàcc di détourner yëpp tey mënoon nañ ci régler problème mu sénégalais yi tabax ay hôpital ku feebar faju médecin yi am ay spécialistes yu bëri nga xamante ni boo feebaree du jarul ñu lay évacuer ay France wala ñu lay évacuer ay Maroc am un plateau médical bu baax bu dëppook jamono defe naa ne loolu moo nekkoon priorité yi enseignants yi ñu teg leen ci conditions yi bien ñi mën a jàngal xale yi ba pare exécutif bi bàyyi justice bu mu teg loxoom mainmise bi di leen manipuler di leen ger te gis nañ ne ci 7 ans wu Macky Sall bi ger bëri na ci parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni jox nañ leen xaalis ñu noppi am na ñu bëri ñoo xamante ni jox nañ leen xaalis ñu waroon a wax war a yëkkati seen ay kàddu te ay kilifa yu mag lañ ci dëkk ba am ay kàddu ñu def nii gis nañ ñoo xamante ni dañ ko doon saaga démb mu jox leen xaalis wala mu chantage leen na leen su ngeen ñëwul ma yëngal seen dossier ñooñu dem gis nañ ay juges yoo xamante ni dañ leen a corrompre pour ñu tëjal ko nit ku ci mel ni Khalifa Sall te juges yooyu def ko ñun xam nañ leen bu baax a baax xàmmee nañ leen donc Sénégal Macky Sall da ko yàq ci 7 ans yi ba pare li muy wër di inauguré ñun nekkut loo xamante ni dañ ko soxla daar léegi non parce que tey boo dëkkee ci banlieue bi yow coono bi ngay daj pour am loo lekk wala am loo naan yore ay xale ñuy dem école yore ay charge te yow amoo liggéey bu dëgër emploi des jeunes bi foofu dafa échec joxul jeunes yi liggéey léegi ban jeune mooy am 1500 naan da ngay dem Dakar wala nga war a dem Diamniadio di jël sa 1500 di ko duggee TER ak ñoom lan la ñuy uti Diamniadio ñi dëkk ci yoon bi nga xam ne fa lay TER bi di jaar muy Bargny Tëngéej Caaroy Pikine mais ñooñu xam nañ dund gu fa nekk dund gu métti gu nekk foofu noonu ci banlieue bi donc lu ñuy wax ne gumba tal na leen lu dul tëbi teen duñu am seen benn 1500 naan dañuy jël TER bi après mais du priorité foofu dafa échec yàq fa xaalisu sénégalais yi donc li mu waroon na defar tey ak ñun lu ñu bëgg mooy président boo xam ne day ñëw li nga xam ne mooy priorité yi dëgg mu defal ñu ko mooy lekk ba suur naan ba màndi feebar faju war a jàng école ci conditions yi bien baykat yi ñu defaral leen ñu mettre leen dans de très bonnes conditions bu ñu bayee seen gerte gi gars yi jënd ko bañ leen di leen jox ay bons impayés di produire foofu noonu Sénégal mbay mi dox ñu koy exporter di yóbbu bitim réew di jaay am nañ ndox def benn politique boo xamante ni dañuy jël ndox mi branché ko ci tool yi mu dem baykat yi di mën a disposer ndox mu doy di bay noor di bay nawet ndox mu doy am ci tool yi waaw donc yooyu yëpp mënoon nañ ko def te defuñ ko pour man loolu mooy priorité Sénégal bu ko defee nag ñu soog a jàll nag ci yenn infrastructure yi tabax ay tabax yu dëppook jamono am TER am métro TGV sax war nañ ko mën a am mais nag loolu dafa am lu ko jiitu d'abord il faut que nga mettre nit ñi dans de très bonnes conditions ba pare ñu soog a jublu ji ci loolu kon ñu jàpp ne Macky Sall 7 ans yi mi daal vraiment 7 ans yoo xamante ni la talul dara lu dul nekk fii di xeex ak ay nit di fay wante xam nga féete ak gaayam yi def ay bêtises mu leen di protéger ñi bokkul ci ñoom ci moom luñ def mu dal ci seen kaw créer leen ba pare di génn di menacer nit ñi mel ni moom nekkul ne moom mooy président sénégalais yi di jaay doole te sénégalais yi weddi nañ ko te moom xam na ne sénégalais yi weddi nañ ko parce que bu ngeen seetaanee vidéo bi nga xam ne moom la soxnaam si def noonu Marème Faye te ñëpp seetaan nañ ko mu ngi wax mais ni muy waxee dafa yërëmtalu parce que yeneen koy dégg muy wax naan waaw man ku ma dajal daf may wax ne ma Macky de moom laa voté loon en 2012 waaye léegi dama frustré xam nga déjà kon ñoom xam nañ seen bopp waaw donc nag fu mu nekk nii da nga leen di gis ñu génn nii rek di wax naan ay premier tour la ñuy gagné mais genre bataille psychologique la quoi pour tour nit ñi lëndëm wan nit ñi ne leen ñoom tiituñ fekk xam nañ ne loolu mënta nekk c'est
impossible waaw donc deuxième tour moom c'est inévitable au Sénégal pour l'instant parce que boo xool sax ay agence yoo xam dañuy yëngatu ci ay wàllu sondage ñu defal la sondage ñooñ même ñooñ boo leen xoolul sax yow sa sondage bopp nga jëlee ko ci réseaux sociaux yi ak sénégalais yi ni ñuy dundee xam nga ak colère bi nekk ci ñoom ngay xam ne kii nii bu élection bi jaaree yoon moom sax deuxième tour waru faa dem mais yeneen candidats yi ñoom ñoo war a dem deuxième tour moom ñu éliminer ko ci yoon waaw donc nag xam naa ñu ngi def ay pexe tamit pour jéem a sàcc élection yi mais buñ jéemee def loolu xalaat naa ne tamit dana du yomb parce que am na nu muy flagrant yee moom ñi ko doon jàppale ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale mooy juge yi ko doon jàppale ak waa ministère de l'intérieur am boobu noonu ñooñ dañuy dellu ginnaaw duñ ñemee waaw su ko defee nag moom kenn mu wéet ci xare bi donc sénégalais yi daal lu ñu leen mën a wax mooy am leen fulla am fayda te ngeen jéem a mën a tànn il faut ñu man ko il faut ñu jéem a mën a tànn bàyyi di tànn di rëccu nañ xool ki nga xamante ni moom moo gën ci réew mi yore jikko ju rafet nga xam ne bu ñëwee dina ànd ak ay nit ñoo xamante ni nit ñu set la ñuy nekk am jaar-jaar yu sell yu set ñu dénk leen suñu réew mi ñu jiital ñu ko caaxaan yi amoon Sénégal depuis 1960 président bu falu am doole di tëjji di manipuler la justice xam nga yooyu ñu jëm ko wàññi doole président bi assemblée nationale bi am pouvoir boppam indépendante justice bi am indépendance moom tamit la même chose ñuy teg l'homme qu'il faut à la place qu'il faut boo bokkee ci parti président bi boo sàccee xaalis ñu yóbbu la justice teg la ci yoon boo démissionné wul sax ñu dàq la waaw mais gis nañ fi ay nit ñoo xam ne taxal nañ leen xaalis te ñu ngi toog ci wetu président bi ba léegi am na ci koo xam ne démissionné woon na président bi na ko non doo dem toogal donc loolu nag c'est catastrophique xam nga suñu alal ñu ngi koy lekk di ko cëxatee te ñoo gën a néew ci Sénégal di jël l'argent du contribuable bi di ko séddoo ñoom ak seen njaboot di ko lekk loolu nañ ko bañ ñun Sénégalais yi te lii c'est une occasion 2019 bii nii pour ñu récupérer li nga xam ne ñun ñoo ko moom ba pare teg ko ci loxo koo xamante ni li muy def dina dëppoo ak ñun lu ñu bëgg waaw il est temps 2019 bi c'est une occasion pour ñu sanctionner Macky Sall dañ ko war a sanctionner may ko benn mandat su ko defee ñeneen ñii di ñëw mën a xool ci li ko dal pour ñu xam ne léegi sénégalais yi yeewu nañ soo ñëwee di leen fontoo di def lu la neex di def yaama neex dañ la fay jëlee teg fa keneen te loolu c'est très important ñun ñoo war a am fulla am fayda parce que réew mi ñun ñoo ko moom waaw waruñoo nangu teg fa benn association de malfaiteurs ñuy séddoo alalu réew mi di def lu leen neex am seen ay privilèges ñoom ak seen ay njaboot bàyyi sénégalais yi ñu nekk dans la merde loolu dafa métti te bu élection jotee ñun ñooy dem ci bureau de vote yi di buuxante di rang foofu noonu pour voter leen mais si toutefois ñu fal leen rek bu ñu nekkee au pouvoir dañuy soppeeku carrément lépp lu ñu waxoon dootuñ ko defati ba pare boole ko ak benn xeetu arrogance boo xamante ni kenn du la mën a wax nu mu mel waaw donc daal nañu jël 2019 ñu def ko occasion ñu sanctionner Macky Sall parce que sanctionner Macky Sall fu mu nekk nii dafa war waaw parce que 7 ans yi mu def dara baaxu ci mooy li ma wax rek sànq bilan boo xamante ni bilan bu bon la moom la fi def te amoon na occasion pour liggéey parce que sénégalais yi amoon nañ ci moom yaakaar bu mag a mag mais malheureusement moom xamut loolu ñëw na def lu ko neex ànd ak ay nitam lu ñu waxoon démb yépp ñu sëgg respecté wuñ ci dara wor sénégalais yi nekk fi di jàpp ay nit di tëj di fay wante di def du n'importe quoi di sàcc xaalis sénégalais yi di lekk xam nga sénégalais yi di feebar duñ mën a faju sénégalais yi di jàng ci condition yu métti xam nga yooyu yëpp lu méttee la kon ku nekk na nga jéem a fexe dem jëli sa carte nga jéem a voter ku nekk na nga fexe jéem a jëli sa carte gis nañ ne primo votant yi ñi nga xamante ni ñi ngi soog a am 18 ans ñoom ñëpp xam nañ ne dañoo weddi pouvoir bi te Sonko la ñu àndal si xale yi ñu ci ëpp gis nañ ko ñoom def nañ seen ay sondage xam nañ nu mu demee fexe nañ ba téye nañ seen carte yóbbu ko police ñu dem jëli ji foofu noonu seen carte yi ñu defal leen non inscrit ci gannaaw donc yooyu yëpp ay deal la pour bañ xale yi votel ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko waaye daal nañ bàyyi sénégalais yi ñu libre
kuñ bëgg a votel ñu votel ko fi ku fi sénégalais yi teg ñu xam ne noonu la waroon a demee waaw encore une fois dama leen jëli seen carte yi ñu préparé nag le 24 incha allah ñu jëlee fi Macky Sall donc ñu leen di jox rendez-vous beneen yoon salaamaaleykum wa rahmatullah yaa ngeen jëf